gàncax geek meññeef yi ana yan lañ ci mën a boole ba mu doon lu mën a faj doomu aadama yu ca nekk ak lan lay faj pajum wolof pajum tubaab nuñ ko mën a doxalee ci wér-gu-yaramu doomu aadama ñi yëngu ci pajum wolof seen dayoo ci réew mi loole lépp Awa Mbaye dina ko waxtaane ak ganam gi di Malick Ndiaye phytothérapeute la ci seen émission wér-gi-yaram dimanche benn fan ci weeru avril diggante 15h ba 16h ci rajo Futur Média. Asalaamaaleykum mbokku auditeurs yi kon tey ñu séq benn waxtaan ak ki ñuy wax Malick Ndiaye di phytothérapeute xam-xamam màcc ci lépp luy meññeef ak gàncax yàlla may ko ci xam-xam ngeen faral nag daan ko dégg ci seen émission bulletin de santé yi daan jàll par suba te gàtt waaye tey nag waxtaan wu yaa la ñu bëgg a séq ak moom fekk ko fii Thiès ci Parcelles Assainies mu wax ñu baaxee ñu moom tamit li mu xam ci wàllu meññeef ngir ñëpp bokk ko muy njariñ Malick Ndiaye ñu ngi lay nuyu. waaw Awo maa ngi lay fay. di la gërëm di la sant ci dalal bi ngi ñu dalal jafe nga de yow Ndakaaru balaa ñu laa jot dañuy sonn. waaw xam naa ne peut-être liggéey bi moo xaw a tar rek mais maa ngi nuyu suñu mbokk auditeurs ak auditrices yi di sant yàlla bu baax quoi di gërëm aussi ci interview bi nga ñëw pour defal ñu ko. waaw ñu am ci mbégte lool. dañu wax ne Malick Ndiaye phytothérapeute maanaam xam-xamam màcc ci wàllu meññeef yow boo ñuy faram-fàcceel sa xam-xam lan la. waaw phytothérapie moom mooy ci wàllu olof mooy kiy fekk garab bu taxaw nga faj ci junniy garab te garab gi du daanu garab gi du dee mooy kiy utiliser essence su garab bi pour faj feebar tandis que rek kooku ñu tuddee tradipraticien moom day xas baa mu dagg baa mu gas pour mën a faj kon garab googu dootul dund la différence mooy loolu le phytothérapeute ay substance lay utiliser bàyyi fi ji ko garab gi ak jëmmam jël lim lay jox pour nga mën ci faj am na ay heures yoo koy jël am na waxtu woo xam ne boo ko jëlee du la jëriñ dara. dañuy dégg xam-xamu cosaan ñuy wax tradipraticien yow boo ñuy defal pàcc bi fan la commencé ak fan la yem bu ñu ko bëggee séparer ak médecine moderne. waaw médecine traditionnelle moom ba àdduna sosoo la fi ne médecine traditionnelle mooy yaayu médecine moderne laata médecin bi di mën a am xam-xam amoon na keneen ki fi nekkoon daan faj te amul woon beneen nit bu ko daan faj moom. kooku dañ tuddee tradipraticien mooy traditionnel boo xam ne nit ki da koy pratiquer gàncax mook àdduna ñoo ànd nit mu ngi judd ci environnement végétal ci lu wér ci environnement végétal lay delluwaat ci lay dee kon gàncax yi ban sosoo la boroom xam-xam bi sosu depuis ci ñu maam Adama donc je crois que nit ñi xam nañ bu baax ñetti yëf yi nga xam ne sinon juróomi yëf yi amoon ci àdduna ba tey moo fi nekk koo wax mun a màkk am na benn xeer bu fa nekk màkk moo tax ñu tudde ko màkk mooy xeer boobu nga xam ne moom la ñu de wërale kaaba ga am na beneen xeer boo xam ne mu ngi nekk ci beneen dëkk bu tudd Tori Sina foofu la yonent yàlla Muusa nekk am na beneen xeer bu nekk ci beneen dëkk bu tudd Saam foofu la yonent yàlla Aadama nekk am na beneen dëkk bu tudd Médine foofu la Seydina Mohamed nekk donc yooyu dëkk seeni sosuwaay mooy xeer yooyu nga xam ne moo jógee ci ako jaww ji ñu tuddee leen météores yi wala xeeru tiim wala am na neneen ñu koy tuddee dënnu xeeru dënnu depuis boobu loolu amee ba tey la àdduna bi am ay ñax la àdduna bi am gàncax la médecine am donc médecine traditionnelle bëri na ay xeet am na ku ñu tuddee tradipraticien mooy kiy fajee ay garabu gàncax dong ak ay xob ay reen ay xas am na ku ñu tuddee médico-droguiste mooy fajee ay xor ay der ay karaw ay yax am na ku ñu tuddee phytothérapeute mooy kiy faj ci gàncax gi rek waaye génne meen ma soit mu xooj naan baa mu baxal jël ndox ma naan baa mu tàngal ndox sotti ca bàyyi ba mu sedd mu segg kooku c'est un phytothérapeute. loolu bu ñu koy jàngee nu ñu koy jàngee. waaw phytothérapie moom école la dafa am école de médecine naturelle bu nekk à Bordeaux am na en France benn médecine école boo xam ne dañ fay jàngalee faj xam naa ci kenn koo xam ne professeur de pharmacognosie la à l'université de Cheikh Anta Diop mu ngi tudd Emmanuel Bessène xam naa ci yeneen toxicologue yu tudd ay Mounir Cissé di ñeneen ñi ñëpp xamante nañ bu baax ñooñu ñu ma xam la parce que ñu leen di fréquenter la donc Emmanuel Bessène moom nit ku xarañ la ci wàllu phytothérapie
ku ci modeste la waaye ku ci bëri xam-xam la professeur la à l'université mu ngi nekk département pharmacologie bu université Cheikh Anta Diop. léegi bu ñuy wax wàllum fajum cosaan dafay aar dafay faj comme ni ko médecine moderne di dafay des fois ñu ne prévention traitement est-ce que ci wàllum fajum cosaan mën naa aar ba pare laata muy wax faj. waaw fajum cosaan loolu mooy ndeyam sax loolu mooy judduwaalam moom day aar day faj. moo ci gën a gaaw bi ñu tuddee médecine moderne te jógee ci médecine traditionnelle parce que li tubaab naan ci biir empirisme la médecine la science di sosoo bu fi dara nekkul dara du am donc da ngay fekk li fi nekk nga jëm ko gën a scientifique jëm ko gën a def ci recherche génn ci leneen lu bees loolu lañ tuddee médecine moderne mais médecine traditionnelle mooy ndeyu médecine moderne moom aaram moo gën a wér ndax ni ker di nekkee naaj nekk nga toog ci suufu ker gi naaj di la laal kooku aar na la kon garab a koy def. ni ngay xiifee aussi dem fekk benn garab mu am mango ay doom yi langul nga yóotu ca dagg ca lekk ba sa biir fees kooku faju la di nga ci am garab di nga ci am ci biir donc lekk li ci jiitu ci lekk mooy faju mooy lekk mais moo xamal la rek ne médecine traditionnelle mooy lépp lu jëm ci wàllu xam-xam te kenn bind ko woon da nga ko naan wax ci bunt sa doom mu wax ko doomam mu wax ko sëtam ainsi de suite donc loolu mooy médecine traditionnelle c'est l'ensemble des techniques yoo xam ne dafa jëm ci oral wala mu jëm ci ay méthodes pratiques yoo xam ne da ngay gis sa maam di mocc nga gis sa maam di fas nga gis sa maam di trépaner ay fractures di jubanti ay yax nga gis sa maam di takk ay tànk yu am problème loolu bët boobu nga daan xool wala wax boobu ñu la daan wax sa nopp muy dox ci sa xeet ba ñëw ci yow nga doon ko sa maam doon nañ ko ci baayam sa baay doon na ko ci maamam mu nekk loo xam ne ci hérédité loolu mooy sookulu médecine traditionnelle malheureusement loolu moo tax médecine traditionnelle amatul valeur parce que amul benn documentation bu mën a wone ne lii waa ji di wax wér na le scientifique bu la bëggee daaneel danaan la fan nga ko teg te fekk yaa ngi ko teg ci sa xam-xamu biir yaa ngi ko teg ci sa xel yaa ngi ko teg ci lu daan gis mais comme jàngoo tubaab bi mu jàng moom ba mën ko wax su la bëggee galgal tubaab bi fi indi loolu dañuy galgal scanner am na Doppler am na IRM am na yeneen technique de consultation am na mais lu tax médecine traditionnelle am ba tey lu tax ñu fi bàyyi médecine moderne dem seet tradipraticien ñun dañoo am frein parce que koo ne ban loo am mun al sa diplôme bi nga am sa maam la ko jox te maam moomu mu ngi fi ba tey la ma lay jox nga di ko defee jëfee soo ko defee am ci résultat te bu fekkoon ne mënoo ko kenn doo seet si. yenn saa yi lu tax kër docteur médecine moderne di xaw a ñàkk wóolu fajum cosaan yenn saa yi dafay am xeetu jàngoro ñuy wax ay insuffisance rénale ak yu mel noonu ñu naan dañ leen di jox ay reen ay sunguf ngeen koy naan mu jëm ci seen roño yi di leen indil ay feebar ak yeneen feebar yoo xamante ne ñu joxtu ne xànc yeeg sunguf yeeg reen yi ñuy joxe moom moo koy jur ci wàllum jàngoro léegi nag bu ñu demee nag ba sës ba buntu amul mu dem médecine moderne maanaam dem seeti docteur ne ko xëy na lii nga doon jël moo indi sa feebar bi. waaw loolu yëpp mën na nekk ndax loolu yëpp aussi lu wér la nekk na ci jamono joo xam ne xam-xam mënatuñ koo xàmmee ndax alalu àdduna koo wax mu ne maa mën nangam ñun tradipraticiens yi ñun phytothérapeutes yi ñun médecins yi ñun ñi faju garab ak koo foo mën a nekk am na ay charlatan ci biir. maaman jooju nag est-ce que nekkul ne moom moo leen sanal parce que koo xamante ne daanaka xam na lépp loo wax mu ne maaman loolu dina indi jafe-jafe. waaw mais nit ki am na droit wax ne maa mën lépp mais yow mii dem ci moom nga xam ne ku dul yàlla mënul lépp kon aussi nit ki bu ko neexee bu dee mën na am njublangam pour ñetti clair mën na am jubadiyam mën na am bëgg xaalisam mais yow mi koy seet si mënu laa faj ci benn minute dafa lay jox garab jox la rendez-vous su la joxee garab gisoo tan mbay bu fa dellu kon aussi nit ki am na ci responsabilité mais moo wax la daal ne ci gàttal que muy médecin traditionnel di tradipraticien bi que muy médecin moderne bi di médecin docteur bi ñoom ñëpp seen biir am na ñu nekk ay charlatan mais parmi ces gens là ñi mënul ñooy tax ñi mën di feeñ parce que foo dem gisoo fa tan da ngay dem ci ñi nga yaakaar ne moom moo mën kon médecine boo gis ak métier moo gis am na ñu ci jub am na ñu ci jubul ñi ci jub rek ñu ngi tedd ci loolu te duñ ci dem kaso ndax ñun nii di utiliser les plantes ku ci rey nit kaso ngay dee. xaw ma rek ndax nit ñi xam nañ ko wala xamuñu ko ndax koo fi jox garab te joxoo ko ci li loolu law ba mun porter plainte nga dem ci yoon ci kaso bi ngay dee parce que dañ la toléré moo tax ma yaakaar ne
ci suñu gouvernement bii di ñëw war nañu mën a légaliser la médecine traditionnelle comme au Mali, au Burkina, au Zimbabwe. Et j'ouvre un parenthèse en disant que j'étais le premier bu fi Awa Mali Coll Seck nekkoon ministre de la santé. Elle m'avait demandé d'aller au Zimbabwe ak beneen docteur bi fi nekk, je crois que moo nekk léegi port, moo ma woo téléphone ma ànd ak moom dem au Zimbabwe ak d'autres médecins ak ay pharmaciens yu nekkoon à l'université. J'étais parti représenter les tradipraticiens au niveau international pour l'intégration de la médecine traditionnelle dans les systèmes nationaux de santé. Man maa demoon, j'ai fait un rapport de 110 pages, amul ba tey suite parce que jàng naa comme ñoom. Mais c'est un choix, sama plaisir mooy fu dara nekkul ma dem fa gëstu pour def fi dara. Pour vous dire entre parenthèses aussi que maa ngi sama 11e livre sur la médecine traditionnelle que j'ai pas publié parce que mënuma publier dans l'illégalité. Un scientifique bu choisir ne man damay jaay ndox te mën a nekk nit koo xam ne day defar teen, mais bu ko neexee mu gëstu métier bi ko ci neex, mais xam-xam ba moom mënu dem. kon yéen seen problème mooy këyit yu leer yoo xamante ne danaan xam-xam bi fii la commencé fii la yem ci lii lay sukkandiku, yéen loolu moom mooy seen jafe-jafe. Voilà, loolu mooy suñu jafe-jafe. Pratiquement amuñu nit bu mën a jug ne man may porte standardu médecine traditionnelle. Man je pouvais essayer de le faire mais du ma ko defal kenn, du ma cautionner benn fajkatu olof. Ku ci nekk na nga demal sa bopp ba médecine traditionnelle légale, parce que boo cautionner médecine tradipraticien te tu n'es pas capable de justifier leur pratique, da ngay nekk nit koo xam ne juboo. Yow métier bi nga mën di ko def yaa ngi ciy dund, yaa ngi ciy tedd, 35 ans ci ret maa ngi koy def, lu ma am ci laa ko am. Mais am na keneen ko xam ne mu ngi koy def aussi te mënul métier mais 35 ans mu ngi ciy njublang di ci tedd, mais un jour viendra. Léegi nag saa wu ñu waxee ne képp ku bëgg a nekk tradipraticien il faut nii ngay mel, parce que man j'ai écrit sur ça, defar naa benn fiche boo xam ne képp koo ko jox su ko remplir rek man daa la wax na fajkat wala fajkat wolof, parce que kenn mënu ko remplir te ne ko fajkat wolof mënu ne. J'ai créé benn fiche boo xam ne bu ñu nga xam ndax waa ji day faj wala fajul, jox ko fiche bi rek na ko remplir ko. Amul ku mu ko mën a jox mu remplir ko tam dunoo xam, comme méthode bi ma jàngee laa koy defee. waaw léegi yéen gannaaw yéen loolu moom mooy seen jafe-jafe te ku nekk yow sa xam-xam doy na la, bu ñuy xool bu ñuy dugg ci wàllum wér-gi-yaram bu njëkk ba dañ doon wax naan sunu maam yi lii lañ doon lekk moo tax ñu wér, ñu ne léegi lii la ñuy lekk moo tax ñu wéradi. lan mooy différence bi ci wàllum alimentation, ci wàllum lekk, lu waral bu njëkk ba lii daaw ñu woon dal léegi lii di ñu dal ba far bari ba lakkal ñu. ñaari yëf ko waral sinon ñett. bi jiitu mooy développement adduna bi. dëkk yi bu njëkk ba nekk woon village planétaire, ñëpp ñoo bokk fi ñu dëkk. jaww ji yàqu na ndax usines yi ak wut alalu industriel yi. ñetteel bi médecine moderne bi indi nañu ay médicaments yoo xam ne ñoom duñ ko naan. moo tax may répondre am ci li ma njëkkoon wax ci problème rein yi, garabu tubaab ba gën a mën a joxe rein garabu naturel. lu tax loolu foo ko teg. waaw parce que ay produits chimiques synthétiques la te lii produit naturel la. ñax yëpp mën na leen a lekk duñu rey, mais garab yi ci synthétique lañ koy génne, mooy dañuy jël jikko garab gi defal ko mu nekk garab ñu jox la ko, kooku mën na la rey. cuub amoon na fi, yére bi daawul gaaw a yàqu, léegi cuub yi day joxe ay allergènes di joxe asthme di joxe ay affaire parce que synthétique jikko couleur yi lañ jël def ko mu nekk ay produits, soo ko defee ci lu tàng buy évaporer day yàq. te kenn daawul jël xëbbatal baa nga jël meenu salaan baa nga jël garab gu tudd sënc dëbb ko def ko ci cuub mu lay rey parce que lekk la woon. Donc bu dee da nga koy défendre du fii lañ koy waxee, am na système. Et je rêve un jour de rencontrer des scientifiques ñu wax li ñu xam ci science, ma wax li ma sama maam jàngal. man dama koy rêver un jour. bëggoon naa ñu def un forum entre tradipraticiens intellectuels, pas tradipraticiens. léegi ñun boo ñu defal comparaison bu njëkk ba ak léegi lan lay doon. bu njëkk ba lépp c'était naturel, àll bi vertoon na, amoon na verdure, environnement bi c'était bien fait, kër gu ci nekk microclimat amoon na ci, amoon na kër yi ay néegi ñax lañu woon, ay garab lañu woon. Nit ki bu daan togg cere day génn ci ginnaaw këram wut mbuumu sap-sap, mbuumu caxat, mbuumu nduur, wut ci dugub ji bojj ko léegi, sox ko léegi, wal ko léegi, def ko cere léegi, lekk ko ak ay gàncax yu naturel, dara du fermenté. Mais léegi loolu amatul, tubaab bi indi nañu ay yoon yoo xam ne ci ne mu gën a gaaw, dem dajji benn sachet sotti ci ndox mu tàng yëngal lekk. yow xamoo sachet bi lu ko defal, xamoo ndax fermenté na xamoo fermenté wul, moom moo ci def date bi ko neex na fa dee yàqoo, dara leeru la ci. pour ñu tiital waay. non en réalité li ñuy lekk moo baaxul, environnement bi poson yi bëri na, oto yaa ngi ci mbedd mi, essence bi bëri na ci xeet, essence bi bëri na, couche d'ozone bi yàqu na, flore intestinale plante yi
nit ñi mënatula dox normal biir yi yàqu na est-ce que plante yi amatuñu stigmate bi normal seen microclophyte dafa yàqu donc environnement bi rek développement yi ñu ko teg kon li tax lekk dem mënta am développement bi tax mais ñi nekk ci àll bi dëkk Fongolimbi wala dëkk ci àll bi ñooñu gën a dund gu neex te foofu sax ñu ngi fa dem di def ay mine d'or poussière or beeg poussière basalte beeg yooyu yëpp mu ngi leen di lor aussi. dañuy wax suukar xorom ak lu niin baaxul ba tax tey mu yóbbee ñu feebar yu bari dégg nañ ay diabète ay hypertension ak yooyu bu njëkk ba est-ce que mag ñi daan nañu lekk lu niin lu saf suukar ak lu saf xorom loo xamante ne dinañ dem ba ëppal si comme léegi booy suukar sa café dugal ci juróom ba ci juróom benn. waaw suukar xorom dawlin ak niin kooku du lekk doo dund waaye ba li nga ci wax léegi moo am solo ëpp bee ci bañ parce que suukar dafa baax ci yaram ko amul suukar hypoglycémie feebar la hyperglycémie feebar la donc xorom aussi albuminurie bu bëree baaxul xorom la mais hypo aussi da lay indi problème donc nit dafa war a saf suukar dafa war a saf xorom dafa war a saf dawlin parce que dawlin c'est dafay joxe de l'énergie soo amee sa doom mu daal di nekk xale bu yoogoo bu gooy du yëngatu faible tëdd di nelaw rek dañu wax ne boo ko defalee ruy da ngay tibb dawlin bu ñorul nga def ko ci biir yëngal ko mais léegi lan mooy dawlin sax loolu mooy problème bi parce que lépp la ñuy jaay pour def ko dawlin gis nga dawlin bi woy loolu amul fenn da nga koy tàngal pour mu nekk dawlin donc industrialisation bi aussi mooy base feebaru si àdduna bi lii ngi amu fi woon waaye bu nit di see xaj nit di see mbaam di see nit mais dama ne lu neem mën na ci am xam nga wax bi léeg-léeg day dëgër parce que nit il faut mu wax dëgg mais en réalité kenn mënul wax ne su ma jambee bisaab jox ko nit mu naan ko da koy feebarloo parce que kooku mu wax ko médecin la wala professeur la wala analyste la wala ku mu mën a doon maamam da ka daan jox mu di ko naan ba day nim day du juróom-ñetti at yi mu jàng université wala diplôme bi mu am mooy soppi li maamam daan def man moo tax ma ne est-ce que mënul woon ñu woon possible benn jour ñu def benn genre rencontre pour intérêt askan bi scientifique et ñu tuddee tradipraticien mais ñi jàng rek ñi mën a bind et lire ñu mën a lire ñu boole leen ci benn domaine lu tax médecine moderne di def ay thèse ci médecine traditionnelle man mi di wax ak yow fii may wax ak yow maa ngi encadré ay gars yu def master sur la médecine traditionnelle te lépp lu ma xam ci médecine traditionnelle maa leen ko wax ñu ngi koy bind te thèse boobu da leen di jural leneen ëllëg kenn du wax ne pharmacien bi ci thèse maa ngi ko def ci médecine traditionnelle ba pare nga bëgg a ŋàññi te médecine traditionnelle bien entendu xam nga ne garab yi ngay jaay yow sa biir pharmacie ni nga koy jaayee sax baaxul parce que pharmacie waru am ventilateur bu dee science la ñuy wax dans les pharmacies climatiseur moo ci war a nekk deuxièmement pharmacie warul jàkkaarloog naaj bi parce que boo defee verre ci pharmacie bi mu jàkkaarloog naaj bi bu midi jotee four solaire ngay am les médicaments sont ionisés dans la pharmacie yàqu na soo amee ventilateur c'est un brasseur d'air day permuter l'essence des médicaments dans la pharmacie day permis man mun naa def am loolu mais boo choisir ne man tradipraticien la dafay mel ne mooy waaju jàngul école waaju xamul dara déedéet ki xam te choisir métier mu ñu doyee dal te mu nekkoon yaayu médecine yëpp moo tax ma choisir médecine traditionnelle pour demain ñu bind ci argumenté ko def ci ay documentation ba nit ñi ku ko mën a lire fulaal ko mën ko jox cëram. yéen léegi phytothérapie yi seen xam-xam màcc ci meññeef boo leen di faj lan mooy faj xànc mooy faj reen bi mooy faj wala garab bi wala xob bi wala léppay faj. waaw garab léppay faj waaye garab yëpp duñ faj am na garab yoo xam ne dañuy aar seen moromi garab wala environnement bi lu jóge ci garab yi nekk poson ci seen kaw lay këpp ñoom ñooy tax poson boobu du wër ñoo koy téye ndax garab bi nekk ci kekk bi nekk ci kër bi nekk ci tool bi nekk ci suuf bu beeñ bu nekk ci ndox bi nekk ci biir tool ak bi nekk feneen bi nekk ci biir garab donte benn garab bokkuñu lu ñuy faj garab mu ngi faj ci environnement bi mu nekk ak milieu bi muy dundee. parenthèse lay ubbi looloo tax reboisement Sénégal baaxul depuis ba fi indépendance amee ba tey ñu ngi reboiser garab yi amuñu ci dëkk bi parce que ñi reboiser waroon nañoo waxtaan ak ñi am xam-xamu garab ndax ni ngay diggee séeréer nga bool kook joolaa duñ déggante ñoom ñaar ay làkk noonu la garab yi dul déggante kon garabu kër gu nekk këru séeréer boo fa defee garabu joolaa jàppal ne saa wu séeréer bi lekkee cereem ci kaw garab bi la koy sotti day dee boo jëlee garabu séeréer dugal ko ci kër joolaa saa wu joolaa bi defaree diwtiiram ci kaw garab bi la koy sotti mu dee kon ndekete garabu joolaa daa am garabu séeréer am bu tukkuloor am bu lépp am gisatoo ci kër yi ay garabu goyaaba ki mango parce que environnement bi nit ñi lu leen neex la ñuy dëkkee ku ci nekk bu loo lekk boo paree sa kaw garab ngoy sotti mu dee mais normalement génn naa benn slogan une famille une plante médicinale un quartier un jardin botanique la région la biodiversité
normalement le Sénégal c'est un grand hôpital buñ ko defee woon noonu kër gu ci nekk ñu dugal ci garab bu méngoog ñoom quartier bi am jardin botanique ci biir région bi am biodiversité Sénégal bi ci boppam taw bi dafay gaaw léppay dox normal. léegi si sunu façon dëkkuwaay yi nga xamante ne karoog dañuy dër ak lépp yenn xeetu garab la ñu mën a def sunu kër. bëri na ndax garab boo defee grillage wutal ko ñeenti tànk boo ko jiyee ci kaw mu sax culture hors sol am na mais man def naa formation bi en Israël xam naa nan nañuy bayee te du laal suuf ndax boo bëggee bay garab guy faj doo ko def ci suuf ndax suuf dafa am wàllam day am zinc nitrate de magnésium citrate de sodium du fer day jël wàllam ci garab gi te garab gi loolu yëpp dafa war a nekk intact pour mën la jëriñ yow mën la faj kon garab bi ñuy fajoo ak garab bi ñuy toog ci bunt du benn. gis naa ne partout dans le Sénégal tradipraticien bi wala fajkat boo gis wala le charlatan boo gis day dem xas garab rek jox la yoonam nekkul ci fu mu ko jëlee. kon da nga bëgg a wax ne garab boo koy faj nekkul ne heure bu nekk nga koy buddi nekkul heure bu nekk nga koy saxal dafa am waxtu woo xamante ne boo ko ci jëlee ci lay faj bu ko weesoo du la jëriñ dara. tey laa lay wax lu jafee dégg ki nga xam ne day faj mystique. ñu tuddee ko par exemple un ritualiste tradipraticien la ba tey day def ndëppam am na garab yoo xam ne seytaane bëggu ko dana wax ne sooy ji grain bi da nga koy ji sol mbubb mu xonq su garab googu màggee laa wax jikko boobu lépp lu bëggul lu xonq su gisee garab ga day daw kon nekkate am na kenn kuy faje garabam lam koy faje yow mi jël garab gi rek toppandoo ko ñàkk nga ndax xamoo garab gi mu ngi ci buntu këram nekk garab goo xam ne am na fa 20 ans est-ce que xam nga ni mu ko jiyee moom ba mu ko jiyee est-ce que xam nga lan la garab gi am ci biiram te yow xamoo ko moo tax xam-xam lu wér la du lu ñuy tâtonner it bakkan dafa am doole bakkan nit dafa am solo su loo koy jox na nga ko xam même boo ko reyee te nit ñi xamuñu yaa ko rey yàlla xam ne yaa ko rey donc sincérité boobu nekk ci biir nit moo tax métier da nga koy mën boroom xam-xam mooy ku xam lu nekk tuuti xam lu bëri te xamagul dara loolu ñu tuddee boroom xam-xam tandis que ki jàng rek day xam lenn jàng ko ba mu mokk mu mën loolu kooku ci la yem. léegi Malick Ndiaye léegi ñu wax comme par exemple comme meññeef moom léppay jariñ te sunu togg yi daanaka meññeef moo ci dem ay lëjum ak yu mel noonu buñ ma doon togg sama ceebu jën daf ci sama lëjum yëpp carotte nawe chou basante lépp bu ci nekk wax ma est-ce que su ma ko yàkkee dina am vitamine yooyu yëpp am déet. waaw loolu yëpp boo ko yàkkee di nga am seen tur di nga am vitamine yi bu dee da nga ko toggee di ma ko waxee. ndax d'abord ni nga koy xoolee fi nga koy jëlee ba nga koy jënd ndax mucc na ayib wala muccul ayib ndax bañ koy bay engrais bañ ca def ndax bañ koy bay poson bañ ca def ndax ba dee suppame la ba mu ubbeeku la ko waaji pompe wala ba mu tëjoo la ko pompe loolu yëpp da ci am solo kon ba ngay jënd garab da ngay xam fan nga jëlee légume bi ndax légume biologique la te biologique sax dafay jafe léegi ndax poson yi usines yi yàq na suñu suuf si ba kenn mënatoo def culture biologique il faut nga créer un microclimat de 4 valeurs mooy jël benn garab wërale ko ñeenti yoon benn tool pour mën a bay ci diggu tool bi ndax balay poson biy dugg ci biir tool bi garab googu màgg donc yooyu ay charte la donc ki nga xam ne dafa jënd karottam jël paakaam xolli carotte bi ñàkk na lu ñu tuddee carotène élément la bu am solo bu nekk ci kaw carotte moom mooy transformer non estrol en provitamine D bu ñu nekkee ci suuf soleil bi. kon bu ñuy togg ceebu jën waruñoo xolli carotte bi. dama ne Sénégal musul lekk carotte ñaam bu xonk lay lekk ndax ni ñuy toggee carotte amul kenn ku fi xam wala boog bëriwul bu dee téeméeri nit na ñaar ñoo fi togg carotte lekk ko kon dañ ko war a gratter ci kaw xoos ko ci buñ ko raxasee produit bu tudd bicarbonate de soude wala permanganate de potasse wala tuuti ci eau de javel te eau de javel bi sax dama koy mettre en valeur maintenant parce que am na beneen élément bu ci nekk boo xam ne dama ko ragal eau de javel bu njëkk bag bii du wenn bii dafa am du chlore am na d'autres produits yu ñu ci dugal ci biir yu yàq valeur kon dafay yàqaale éléments yi bu njëkk ba daal gisoon naa ne mag ñi dañ daan jël ndox mu laab def ko ci bidon bu ñuul bàyyi ko ci naaj bi ba ndox mi tàng amatul microbe moo loon daan naan di ko jox jigéen ñu biir ñu door a am doom ñu wérul door a am doom di ko faje góom ndox mu nekk ci butéel bu ñuul nga bàyyi ko ci naaj bi ba ndox mi tàng soo ko naanee amatul benn microbe lu tax mënuñu ko def dina ko jox te bàyyi produits chimiques yi ñuy jox ñu koy naan donc madame bi nga xam ne mu ngi ci toolam ménagère bi togg xolli légume am jël supame bi ubbi ko raxasu ko raxas bu baax jël def ko ci biir eau de javel parce que moo fi nekk amuñu leneen bicarbonate de soude xolliwul pomme de terre bi xollit bu baax ndax da ko xolli ak doole dindiwul li ci kaw dong kooku bu toggee su fekkee dafa jël tomate def ko ci biir cin li dina sikk tomate ji daan tomate ji daf furi fekk déedéet légume ni mu xollee légumes yi ñoo ànd ñoom ñëpp
basante navet carotte xuluñi ak leneen bu ñu àndee ay couleurs yu bokkul la jikko ji day furil tomate ji bu baxalee yëpp ba mu koy bax tomate day furi mu ne tomate ji baaxul ndax sama tomate dafa furi moom moo furil tomate ji ndax moo mënta légume xooli légumes yi nga xam ne élément yooyu épaisseur boobu nekk ci kaw légume bi mooy protéger lekk gi ci biir ba légume bi du yàbbi kon légume bi dafa yàbbi te ñoragul kon jàppal ne li ñuy sànni Sénégal moo gën li ñuy lekk ndax boo xoolee vitamines yi sànni ko lu tax xar mi ne ci biir kër gi di am yaram te sa doom di jeex nga am jabar ci biir kër gi di ko jox dépense bu doy muy togg toujours légume xar mi nekk ci biir kër gi di duuf waa kër gi di jeex kon li ñuy xolli te mu nekk lu baax ñu war ko jox waa kër gi xar mee ko lekk kon xar mi moo leen dëpp yaram te donc dafa am lu doy waar loo xam ne suñ ko fi naroon wax fi la ñuy fanaan mais en tout cas ni ñuy toggee daal jàppal ne boo jëlee carotte navet persil kaani sànni ci biir cin li am na leneen loo ciy def mu tudd xorom boo ko sànnee ci cin li benn bu ñu nekk boo ko seppee di nga tudd turam ba mu des xorom si leen boole ñoom ñëpp saf loolu leen kon est-ce que aussi xorom soosu jarul bàyyi xel ndax gis naa ñu koy iodé te ni ma gisee ñuy iodé man ci sama xam-xam bu gàtt du noonu am na neneen nun war a mën a iodé loolu jël produit bëri na maam yi danaan jël reenu garab bu tudd sonn boole ko xasu garab bu tudd dimb weer ko ba mu wow mu def ci doomu taal sàjj ko sungu soos foo ko sànni dara dootu fa dekk mais kenn defatu ko donc xam-xam dafa yéeme moo tax ma wax ne rencontre tradipraticien bu jàng école pour ne pas dire que parce que li ñu koy jox mën ko lire ak un médecin koo xam ne intéressé na ci wàllu nutrition wala wàllu médecine générale baaxoon na pour askan bëli nga xam ne xamatul lu leen di faj. comme léegi jaaykatu mbedd yi dafa bari da ngay gis ku defar nambeem daf ko ba mu neex di ko jaay ndekki léegi classe Papa Dia gi romb fële ñëw jënd ko ndax moom bu ko lekkee dina am lu mu koy jariñ. du ko jëriñ dara ndax ñebbe dafay fermenté. mës naa dégg benn maaman ci rajo bi mu ne boo baxalee yenn garab yi bañ mu yàqu da ngay jël ñebbe sànni ci biir waxul dëgg ñebbe dafay fermenté soo ko ci defee dafay yàqu day xeeñ day yàqu ku weddi jëlal ñebbe def ko ci benn bouteille def ci ndox bàyyi ko 2 jours bu yàquwul boo ma fekkee foo ma fekk wax ma lu la neex kon xam-xam dafay tegu ci lu logique du tegu ci nangam rek donc ñebbe boo denc mais yow yoroo lu bëri am sa ñaari junni defal ci sa nambe defal ko ngoon ndax balay 5 di jot nga ko amoon mais toog ba guddi jarul da nga koy sànni doo ko sànni da nga koy denc mu fanaan suba tàngal ko su la neexee sax nga def ci sa fleur d'oranger ndax mu bañ a xeeñ ndax fleur d'oranger lekk fanaan ko def doo ko xam waaw léegi nga jox ko nit ñi ñu lekk ko la mu ci mën a am dara amu ko ci lu dul fermentation te su fekkee dafa am problème hépatite affection du foie moo xam bu mu ci mën a am dana ko rey parce que ñebbe moo pomme de terre ñooy am dafa am benn bacille bu ci nekk bu tudd bacille Thrastus médecin yaa ngi may dégg biochimiste yi xam na li may wax bacille boobu dafay rey soo jëlee benn légume dagg ko ak paaka bi amoon ko mag bu fanaanee ba suba day am lu vert foofu lay juddoo te mu ngi nekk ci ndambe kon ndambe am na yu baax wutal sa ñebbe ju baax tànn ko lépp lu nekkoon bën ci biir nga dindi leen tàngal ndox ba ndox mi tàng nga jël ñebbe jëpp dugal ci biir couleur bu mu am baax na rek moo xam ndut la moo xam sa am bu mu mën a doon bàyyi ko ba ndox mi sedd ñebbe boobu boo ko fóotee day am lu denc ci kaw loolu nga sànni ko baaxul la ca des boo ko toggee du yàpp mais adduna dafa am yoon ni circulation bi amee ba ke oto yi duñ mbëkkante noonu la biir am ba du mbëkkante ak lekk mais ñun lu neex la ñuy lekkee moo tax du ñu am dara. léegi tamit médecins yi dañ ñuy digal lu ci gën a bari ñuy lekk fruit léegi fruit am na yoo xamante ne dañ leen di importer ñu jóge ci yeneen réew indi leen fii yu ci mel ni ay pomme ak yooyu mais Sénégal bu ñu jëlee ñun suñu fruit yi nga xamante ne fruit saisonnier la dafay xew ñuy jënd ci mbedd mi ci jàll bi ci bopp koñ bi yooyu ndax yooyu tamit valeur bi mu am yooyu la fruit yi ni importer am. waaw fruit fi nga dëkk moo gën fruit bi ngay jëlee parce que bi ngay jëlee dafa am les intempéries de la vie de l'environnement da nga koy jël conserver ko ba nga koy witti ñorul carrément am na seef bi meen bu des ci garab gi buy mën na ko gën a fermenter ndax da nga ko def fu tàng mu gaaw a ñor nga indi ko donc fruit boobu ak fruit bi nga dem witt ci ndeyam duñ benn orange Maroc orange Sénégal ko ëpp doole ala kulli alin moom kenn du ko dindi orange bu ñàkk fayda bii ñuy jaay ci pousse-pousse yi moo gën junni yoon orange bi ñu jëndee bu nekk orange Maroc. lu tax mais bokkuñu doole orange Maroc bi couleur bi mu am boo xoolee sax booy xoolee dara bi du jàpp da ngay laal nga xoolee ko donc non nit ni mu bindoo noonu la fruit bindoo nit daa am yàq ci kaw yaxam dafa am yàpp pour nit ki am kàttan il faut yàpp bi jàpp ba dëgg door a mën a am graisse am ndox am ay der door am karaw noonu la fruit bi mel
soo amee sa fruit boo xam ne par exemple am nga limon bu ñorul soo bëggee mu am ndox tàngalal ndox sànni ci limon bi su ndox mi seddee nga jël ko def ko ci ndox mu sedd boo ko poccalee 2 fois ngay am ci ndox mi parce que geste bi ci biir li am matière bi nekkoon ci biir day doon ndox kon lu nekk ci àdduna am na système looloo tax orange Maroc boo ko defee ci lu tàng denc ko ci conservation ci kees muur ci ay perméable wala plaque boo xam ne ndox du ko lumière du ko traversé mais day ñor sooy laal der ba muy xollee ko. Malick Ndiaye si jafe-jafe yi àdduna bi dañuy wax ne léegi dund dafa cher lépp cher na ceeb ak diwlin nag yu mel noonu ñu ne am ñu xalaat ne nañu delluwaat ci consommé local maanaam li ñuy bay ci réew mi mu gën a yomb ci sunuy poos ndax yow yaakaar nga ne consommé local boobu mën nañ ko adopté te buñ ko adopté ñun dinañ ci am sunu wér-gi-yaram parce que tamit dañuy xool lu méngoog jamono lépp seer nañu bëgg a delluwaat ci consommé local yi kër yi xale yi xamuñu consommé local boo ko toggee dañ lay romb dam parce que xamuñu ko léegi yéen ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci meññeef consommé local ak topp dund àdduna bi ban moo gën. waaw consommé local baax na waaye xel mi ci nekk mooy est-ce que jiwu local nga am bu dee da ngay consommer local da nga importer jiwu bi aussi c'est la même chose parce que garab mi ngi baax ci environnement bi mu nekk donc bu dee da nga bëgg a lekk localement c'est bien mais na fekk jiwu bi nga dem ISRA ñu xarañ lañu man dama leen naw naa leen lool ñu ngi def lu extraordinaire mais ñooñu seen jiwu yooyu su amee ay zone test yu ñu def ba génne ko loolu indiwaat ko ci beneen valeur loolu boo ko jiyaatee lekk ko da ngay am valeur boobu yëpp ca leneen lu dul dund nga dendal moo gën di nga jëlee ci biti réew donc consommer local bi nañ ci éduquer xale yi. ceebu mbay mi bi ñuy wax naan riz local ku jigéen ki sama classe gi gis ne ne riz parfumé moom moo gën a yomb togg du ci sonn du tànn du def yooyu yëpp te bu ko tegee moom mooy gën a présentable bële ñu ne togg gi dafa naqari dina yàgg dina metti te boo paree cafka bi nga ci bëgg doo ko am mais dañuy wax ci kër docteur ne ceebu mbay moo gën ci wér-gu-yaram. ceebu mbay bi bee ceeb gën ko mais kee bay ceebam dafa am système bu mu ko bayee dafa am système de drainage du riz képp ku am xam-xamu bay xam nga ne ni ñu bayee ceeb Sénégal moo tax suñu ceeb bi du gaaw ñor grain bi benn la mais nin koy defee moo baaxul mooy dafa am système bu ñuy defee nivellation sol bi su amee benn période da ngaa war a ŋacc ci ndox mi ba ndox mi jeex ceeb bi wow koŋ màgg su amee benn période nga defaat ci ndox ba mu fees amuñu système boobu moo tax suñu ceeb bi nekk ceeb bu naqare togg am na technique boo xam ne buñ ko bayee woon ceeb bi fii moo ceebu riz parfumé bi même chose lay doon mais amuñu système bi. léegi Sénégal dañu am ay habitude ñu ne bu vendredi soir jotee ajjuma ci ngoon ñu togg cere lekk loolu habitude bu baax la ndax cere yaakaar naa lu baax la de. waaw lu tax defuñu ko bis bu nekk cere lu baax la lu tax defuñu ko bis bu nekk. xam naa jamono leen jàpp Malick Ndiaye dama koy wax kër nekkul ne yow li nga bëgg a lekk loolu la sa njaboot bëgg a lekk yenn saa yi nga forcer leen loo xamante ne dañ lay romb duñ ko lekk di dugg ci frigo bi di làmbatoo kii parce que dañuy yaakaar ne lii xamuñu ko mais comme habitude am na bu ngoon jotee ñu ne ajuma ci ngoon nañu lekk cere ban cere la ñu war a lekk cere siim cere ban. waaw xam nga yarin boobu aussi lay bañ ba tey duma ci d'accord parce que cosaan ngay wax li fi maam yi nekkoon ñun ñoo juddu changé doxin ak sunu maam yi moo tax sunu doom yi xamatuñ ko mais man mi cere daan naan dama ko daan ndékki di ko reere dem di jàngi te rëccu ma ko parce que lu bëri am na lu mu lay indi la ma wax la sax bala may tontu ci loolu na man bind naa benn livre buy wax alimentation et l'école xale bu ndékkee des ci soos bi ci kër gi soos bi desoon ci kër gi ngeen reere ko muy ginaar gi xale bi nga xam ne salade la lekk ak ki nga xam ne mooy soos bi ànd ak salade bi ak ki nga xam ne dafa lekk cere xëy suba ndékki ci ak ki ndékki café ak meew ñoom ñett bokkuñu li ñuy suivre classe à partir de midi. différence bi lan la. kii lekk cere moo gën. lu tax parce que cere ci kekk la sax ba ci joor màggee fa ànd ak saab-saab caxat nduur ay garab comme moom ceeb bi dafa nekk ci ndox mi màgg ci ndox mi yaroo ci ndox mi jën la àndal jën dafa màgg ci ndox yaroo ci ndox dee ci ndox ñoo bokk jikko léegi dañuy jël bële boole koog bi soo ko defee mu yàqu. ki lekk yàpp te fekk démb mu añee ceeb bi dafa am temps bu muy toog ci biiram ba bëgg a reer door a rees te li ci ëpp dañuy guddee reer te biir buy nelaw du yëy xale boobu bu jàngee du xam dara des su soos bi nga ko jox dafay freiné xelam buy midi jot muy nelaw ndax moment boobu lay def combinaison ñaari élément commencé biir bi commencé liggéey mais biir boobu mënatu la bokk xel muy xalaat dafay nelaw ki nga xam ne rek cere la lekk moom cere lépp la àndal cere amul lu mu àndul kon gis naa ne suñu fekkoon ne yar nañ suñu doom yi ci lekk cere
ñu ci leen koy jox ñu reer ci ñu xëy suba ndékk ci ñoo ëpp wér ndax maam yi fi nekkoon seen bëñ du dem cere boo koy lekk sa bëñ du wadd te gis ngeen maam sa bëddu la na cere garab la li may déplorer ci biir wax bi may wax mooy ki tuddee boppam tubaab bi wala mu tuddee boppam patron bi am na jànq bi ne ci këram moo ci gën a tuuti rang social ñu ngi ko tuddee mbindaan mi léeg-léeg kooku tuddee boppam patron daan am habitude di lekk cere ci këram comme ni nga wax vendredi namm ko jógee voyage ñëw daan na jànq bi toggal ma cere jànq bi day dem ci àll bi baa mu dem ci marché jënd lépp lu ko loo war a dem ci cere ñam bi yéeg lépp dina ko togg ci kër gi ba ngoon mu jox ko ki mu tuddee patron bi dina ci lekk ba biiram fees léeg-léeg sax mu ne ko may ma ci benn plat defal ma ko ci frigidaire bu ma xëyee suba ma ndékk ci mais du laaj mukk jànq bi nan nga toggee cere ji ki ñu tuddee tradipraticien rek waa jooju mënoon naa nekk professeur de médecine mais su tradipraticien bi jëloon benn xobu sap-sap baxal ko jox ko mu ne ko duma ko naan ndax c'est pas bien dosé. kon yow cere sap-sap nga bëgg ñu koy toggee. nduur wala caxat loolu moom mooy cere sap-sap son nom scientifique c'est le Moringa olivera doom yi dafay fóot ndox lu ndox salte boo dëbbee doom bi def ko ci soo xaaree 5 minutes ndox mi bu la neex mën nga ci naan sans microbe dafay faj lu bëri aussi sap caxat son nom scientifique c'est le Heptadenia astata donc c'est une plante qui soigne mbuumu nduur c'est le dérogateur yëpp c'est-à-dire garab bi ci nekk ci xam-xam am na benn scientifique bu ñu tuddee Linné parce que juróomi nit lañu Dobinton Cuvier Florence Meek Edouard et Linné ñoom ñooy les pères de la classification ñoo génne xam-xam. wax nañu ci reer léegi nañu wax ci wàllum comme par exemple bu ñu xëyee suba di ndekki ñu ne sexew est-ce que baax na ci nit classe Alassane Samba Diop gi dañuy xëy suba ne machine à café defar jaay yëfi tubaab naan est-ce que loolu sexew gënu ko. waaw sexew ban la ci ndax rek fukk ak jett ñoo am ci Sénégal juróom-ñaar yi dañuy faj juróom-ñaar yi ñoom ay placebo lañ rek ay gàncax lañ rek. ñun kat sexew est-ce que mën nañ koo ràññee ndax ñun dañuy dem ci bitig ba jënd rek wala ki romb laxas ko rek ñu jënd ko dem ca kii ba. waaw ma xelal la wax leen na boo jëndatee mbuusu sexew da nga koy sotti mbuus mépp sotteeku nga tas sexew bi am na xob bu verte am na xob bu wow koŋŋ bu chocolat am na bu jaune am na lu am lu verte ak lu chocolat soo leen doon jéem a broyer sa loxo am na yoo xam ne mënoo leen a broyer day mel ne plastique boobu mooy faj. mais bu xonq bi kese dute la rek da nga koy baxal léegi mu nekk ndox boo ko bàyyee bu subaa day mel ne deret kooku fooyukaay la moom lañ defaree Lipton bi ñu lay jaay. am na boo xam ne dafa jaune soo ko baxalee dafay jaune su ngoonee day wex xat kooku mooy joxe li nga ma posé woon question ci kaw te tontu ma la ca muy problème insuffisance rénale kooku rein bi dootul mën a dox normal am na canal bu tuddee canal cloaque dootu ko mën a accepter daf koy rétrécir. donc bu yàggee mu yàq pancréas yàq foie bi donc garab aussi da ngay xam ban ngay naan. mais sexew moo gën leneen. waaw sexew ci turam globalement waaye ci xam-xam bi ban la ci toujours dama koy posé mooy bi nga xam ne dafay verte soo ko baxalee du changer couleur boobu mooy bu ñu ndékkee. mais am na boo xam ne boo ko lekkee day métti sa biir am na boo xam ne boo ko lekkee daf lay nelawloo am na boo xam ne boo ko baxalee naan daf lay indi beneen problème. léegi bu dee xob bu verte bi boobu la ñu war a baxal naan ko boobu bu ñu ko baxalee ba xëy suba xóoyal ndekki dem njëriñ li lan la suñu biir yaram. waaw bu fekkee tension buy yéeg da koy régulariser thermorégulateur la dafa mel ne am na benn médicament bu tudd ci pharmacie ñu tuddee ko Dipicor dafay traiter angor en même temps hypertension artérielle plus les angors donc dafay équilibrer nit ki. dafa mel ni lu persil mel ci yaramu nit persil dafa nekk garab boo xam ne dafay aménoo googu la dafay régulariser les règles chez la femme Quinquilibre aussi dafay régulariser les règles chez la femme su ma déggee nit naa dama am règle douloureuse ma damay am problème parce que garab bu nekk dina ko naan nangam du ko jëriñ dara mënu woon a jël benn takku persil bu fi 100 francs boole ko garab bu ñu tuddee muscade te ban ko bàyyee ci def ci kër yi la góor ñëpp tële muscade mag ñi foo leen fekkoon ci lax da nga koy xooj di ko def mosoo dégg ñu waxtaan loolu ba àdduna amee nga dégg ñu publicité garabu tële. muscade kon dafa baax ci góor. muscade góor gu ko yéeg doo gaaw a pare dafay retenir l'éjaculation précoce parce que médecine aussi dañ koy wax am na ñu am gène mais bu dee da ngay wax dëgg gène do am boo ko waxul yaa ngi lor ñeneen lii may wax sax am na ko xam ne bu demee day fecc ndax dina ko jëriñoo mais góor gu yéey muscade di nga am tuuti vertige parce que dafay travailler sur benn ñetti cër yi nëbbu le contexte cérébral
y a la pumère, la dumère et l'arachnoïde. L'arachnoïde membrane mel ne lënd la boo yéeyee muscade da ciy agir donc da ngay xaw am vertige tuuti boo yeewoo suba mais su dee da nga koy yéey 2 heures de temps avant ngay am rapport sexuel dafay retarder l'éjaculation. donc garab yaa ngi fi waxuma rek muscade bu ñu dëbb pëndëx muscade doom bi laa wax bi nga xam ne essence baa ngi ci biir te demagul mais bi ñu dëbb moom placebo bon luy rafetal lekk la rek wala luy jox gu lekk mais amatul valeur mais doom bi la. yenn saa yi dañuy wax ci wàllum góor ñi ñu ne léegi góor ñi dañuy am jafe-jafe lu bari ci wàllum sëy ñu ne lekk gi la li ñuy lekk dafa baaxul ak yooyu yow ndax yow nit ñi dina ñëw di lay jàmbat góor ñi di wax damaa am jafe-jafe ci wàllum sëy ak loolu ak yow ci sa xalaat lan moo indi loolu. ñàkk dépense xalaat bu bëri ñàkk nelaw bu équilibré bëgg loo amul sa jabar gën laa soxla boppam gën laa soxla yow ka yow nga soxla ko parce que moom génn woon kër gi liggéey ju woon mi ngi woon ci biir kër gi def ay liggéey yu ndaw yooyu tàmm na ko intégré na ko ci dundam yow mi génnoon dem di wuti boo ñëwee nelawalee gën a yomb soxla ko mu force la pour nga sëy ak moom du am kàttan mais lekk pour mu newal kàttan góor bëreetul léegi nit ñaa ngi koy wax rek bu leen neexee mais lekk dafa am ni muy duggee ci yaramu nit ku ko comprendre damay dégg sax des professionnels di ko wax mais bu dee loo xam ne 1000 personnes yu nekk 50 la ciy dal mais jarul nga di ko wax muy yàqal nit ñi seen problème àdduna tax seen lekk seen ngóor di wàññeeku jabar ji ne ci kër gi fitnaal la mayu la jàmm nga bëgg dépense amoo ko mayu la jàmm di wax suba ak ngoon mooy la dépense ndox mi courant bi dépense loolu moo lay sonal góor bopp bi mooy sëy ndax cër bi ak xel mi ànduñu sa cër dina tëb taxaw te sa xel nekku ca kon duñ jot a jëm ñaar. La dépression n'est pas tout juste mentale, elle est gastrique biir mooy am problème moo tax dof du woccu kenn du gis dof bi woccu ndax la biir bi moo am problème non pas xel mi kon il faut ñuy def différence entre sténose et dépression. ñu ne petit cola dafa baax ci góor ma ne petit cola moom weex na weex goo xamante ne ndax dina faj. ban petit cola parce que man loo ma laaj ci ay doom aussi dama lay wax ban la ci. petit cola yi ñuy gis rek ñuy jaay ci layu yi ci mbedd mi. ñaar fukki xeet la ak juróom benn rek moo ciy faj mooy bi nga xam ne boo laalee yaramam mu baal ak der bi. boobu rek mooy faj. kese leneen lépp da nga koy lekk rek dégg naa sax ñuy wax di ko jiinaan day wàcce tension day wàcce xorom ak day wàcce nangam nag waxu sénégalais la mais du waxu scientifique. xam nga soo demee dans les hôpitaux su sa deret manqué rek da ngay dégg ñu ne naanal fer kooku infirmier wala garçon de salle bi jàngul li médecin bi jàng moo koy wax. mais médecin ñi ma jaxaloo ma naanal fer kese ndax fer kese nekkul ci deret am na zinc am na leneen ak leneen ci fer ci biir yaram kon spécialiste su waxee da nga xam ne kii spécialiste la maa man nag su waxee da nga xam ne maa man la mais donc nit ñi dañuy wax lu leen neex rek mais lu tax li ma wax dama ci insister yéen ñii journalistes yi yor ay rajo du ngeen wooyee spécialiste ñu bañ a xuloo bañ a xeex ñu wax pour askan bi wax logique des choses ngeen jël xef par exemple xef ngeen waxtaan ci xef lu tax lan la mën ci nit kenn du ko waxtaanee. lan la xef mën ci nit. non mais suñ ko doon waxtaanee xef bu amul ci bët nit du gis wala say bët dootul weex donc mooy ventilateur u bët dafa am ci biir bët lu ñu tuddee iris bu xef nekkul bët bi la gis gi bi du leer donc loolu c'est après c'est-à-dire exemple laa lay jox rek c'est-à-dire xam-xam détail lay doon par détail ba mu nekk ci xelu nit ñi mu doon lu wér te sax mais du nit ñi dañuy wax nii benn affaire rek. par exemple imagine ki jël benn garab di ko publicité wax ne dafay faj ngóora ak métti di gannaaw ki tànk mais wax dëgg na ñëw wax ma ne moom loolu mu wax dëgg la te pourtant ñu ngi ko bàyyi mu koy jaay c'est illégal ci l'islam mayuñu ñu ko parce que deuxièmement ñu ngi njaalaloo nit ñi ku ko jënd di nga ko testé yaa ngi violé doomu jàmbur yi ñi mu xale yu ndaw yi ñu ngi sëyante seen biir kenn du ko jaay ci ko pour lan xaalis man jaralu ma ko man parce que xam-xam soo ci amul alal di nga ci am yàlla te rek fii may wax ak yow amul benn malade bu mos a dugg suma bureau ma consulter la xam li la dal li la ko jox lim bañ lim nangu xam li lay faj nga ne ma aw ma mën a du ma la faj mosul am boo amul yàlla fay ma ba may jàng joxoo ma dara kon li ma xam ak li nga may wecc li ma xam moo gën li nga may jox donc métier aussi li may wax toujours mooy si nekk mooy da nga ciy sédd yàlla lii yow la lii yàlla lii malade bi lii docteur bi la lii yàllaa koy def lii malade bi koy def kon lekk boobu nga ma wax ne mën na indi ngóora gu baaxul ankay waaye soo naanee soow ba sa biir fees dell sa jabar jox la añ reer au lieu mu jox la ko 18 heures ba 19 heures joxuloo ko 19 heures maximum 20 heures boo reeree da ngaa war a dox da ngaa war a toog waxtu door a tëdd nelaw kenn du ko fi def
22 heures 23 heures la ñuy reer bëgg a sëy ak sa jabar joo xam ne depuis ci 6 heures mu ngi koy préparé ndax deful dara mais doo nekk góor dafa am nu ñuy dundee pour nekk góor mën na sëy plus de 130 fois ci année bi te du ko déranger ci dara jigéen mën na sëy 130 fois ci année bi chaque jour mu gën a bëgg jëkkëram mais nit ñuy dundee moo baaxul. kenn dootu ci dund suñ cuuraay yi ngeen di def am parfum am nangam nekk gaz carbonique nga def ko ci biir néeg bi yëpp xeeñ ba mbedd mi xeeñ góor gu ci tëdd billaahi wallaahi azim doo am kàttan ñaareel bi góor gu tëdd ci garab bu xaw ma. Malick Ndiaye nag jigéen ñi dañoo jonge bul ñëw fii nag di ñu wax cuuraay yeeg yooyu nag bu ñu yàqal. dama ne soxna si cuuraay ba mu amee maam yi daaw ñu am seen borom kër muy tëleeg ñoom boo déggoon nit amul doom da ngay yéemu da ngay jaxle mais léegi day mel ne way la léegi ci kër yi kër goo dugg am na ko amul doom foofu te jigéen ji gis baax rek war ngaa mën a ëmb mais est-ce que góor gi mën na la ëmbal est-ce que loolu ñu tuddee spermatozoïde amati na kàttan fu mën a defar ferñeent yu tax loolu mën a nekk mais parce que cuuraay bi gën ci cuuraay yi mooy cuuraayu goowe cuuraayu xasu santang cuuraayu digijee cuuraayu libaan ban ko fi bàyyee dem di wuti leneen la àdduna bi takk noo mën a demee Dubaay wuti ay cuuraay boo xam ne naar yi bokku leen teint bokku leen mode de vie bokku leen dara nga indi ko fii def ko sa néeg sol ko sa jëkkër ba puma yëpp am loolu nga bëgg a tëdd ak moom dama ne du nekk góor donc soit da ngay choisir li neex sa biir néeg te yàq sa kër baa li naqare ci biir néeg bi te cuuraay yu muy wax te naqarewul goowee jigéen ñi dañ ko naan baxal di ko naan su la góor tiimee day am kattan day am bëgg-bëgg mais ban ko fi bàyyee la lépp yàqu cuuraay goowee boobu ngay gis noonu dafa bëri façon digg ji dafa bëri façon am na noo koy booleeg ndox mu tàng bàyyi ko ci benn siwo boo xam ne kubéeram day am bën ndax am na gaz bi ci war a génn ba pare nga jël fleur d'oranger sotti ca jox ko sa góor mu def ko jaxase ko meew jox ko mu nekk genre def ko ci benn carafe jox ko mu di ko naan dama ne semaine boobu yëpp sa affaire day baax waaye ba lépp yàqu mais dara mënatu la baax. Malick Ndiaye waxtaan wi neex na waaye waxtu wi moom moo ñuy dab du ñàkk beneen yoon nag ñu ñëw fekkaat la fii wala sax nga fekk ñu Ndakaaru mais boo amee conseil booy jox nit ñi seen wàllu dundin nii ngay gis ni ci ni ñuy lekkee ni ñuy fajoo yow conseil boobu lan la à partir yow ci sa xam-xam. waaw conseil bu njëkk mooy dañuy lekk bis bu nekk suba bëccëg ngoon comme ni ñu ko tàmmale woon suñu biir ñi tàmm ndékki te duñ añ nañuy añ ñi tàmmoon ndékki añ te duñ reer nañuy ndékki añ reer on doit jamais sauter un repas kenn warta tëb lekk ci place repas bi boo amul lekk bu résistant boo ci mën a def naanal ndox mu tàng ndox mu nugg moo gën ndox mu set. deuxième bi ci des mooy nañuy nelaw bu doy bàyyi nelaw entrecoupé di nelaw bu doy lu mu bon de 4 heures à 12 heures de temps nga di ko nelaw bu doy. deuxièmement booy lekk lu yam tey teel a reer dama ne góor gu ko def di nga màgget jigéen ju ko def sa dara du wàññeeku incha allah donc maa ngi sant suñu mbokku auditeurs yi peut-être dinañ jox daje beneen yoon bu ko yàlla dogalee. jërëjëf Malick Ndiaye di fàttali ne di phytothérapeute xam-xamam màcc ci wàllum gàncax ak meññeef kon tey ñu fekkoon ko fii ci Thiès seq ak moom waxtaan kon mën naa am beneen yoon ñu daje ak moom ci yeneen waxtaan kon fileeg booba ñu leen di soññati ngeen toppatoo seen wér-gu-yaram.